asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokku Sénégal moo ma yóbbante ñu ngi leen di nuyu di leen di wàccee seen wàccuwaay di leen di ñaanal jàmm di sàkku ci yéen kenn ku nekk ci aussi ngeen ñaanal ñu ko yàlla na yàlla defal ñu ko. donc tey nag ñu bëgg a ñëw waxtaan ci jafe-jafe yi nga xam ne moo am ci langue politique bi muy mbir yu doy waar mbir yoo xam ne vraiment nit mëne sa koo xalaat waaye balaa ñuy dugg ci loolu aussi dañuy ñëw tuuti ci li nga xam ne moo ci xew démb ak barki démb ci ay agression yoo xam ne dal na ci ay doomi réew mi ay Sénégal. donc may réitérer rek benn wax boo xam ne Pape Djibril Fall wax na ko ma déggee ko ci panelu Sénégal moo ma yóbbante benn soxna bu ñuy wax soxna Adja mu ne Pape Djibril Fall daal li mu wax fekk yegguñ foofu Sénégal duñu mën a xam lan mooy valeuru bakkan mooy que bu ñu faatee benn nit benn sénégalais yëpp jóg ba mel ni sénégalais yëpp lañ faat loolu nag Pape Djibril Fall waxu ko dafay am lu ko wala bu ko waxee dafa am lu koy dëggal yàlla moo ne képp ku faat benn bakkan mel na ni humanité bi yëpp nga faat waaye képp ku sauvé benn bakkan mel na ni humanité bi yëpp nga sauvé kon yéen ñi nga xam ne yéenay sénégalais yi fas yéene dund ci ngor fas yéene muñ lépp loo xam ne lu métti la yéen ñi ak te di ko muñ nag ak ñi nga xam ne ñoom ñooy def ñaawteef yooyu samba booy yooyu raison yi ñuy évoqué mooy dañoo sonn wala dañoo xiif wala dañoo nekk ci jafe-jafe te xam naa ne léeg-léeg ñu faat koo xamante ne wala ñu dal ci koom agressé ko jël li mu moom fekk ne kooku moo leen gën a sonn moo leen gën a nekk ci jafe-jafe kon yéen sénégalais yi ma leen di invité waat beneen yoon ngeen di jël seeni responsabilité lii nga xam ne moom mooy seen kaaraange maanaam seen sécurité 80% li leen koy may mooy yéen seen bopp mooy ngeen am vigilance xam fu ngeen di dugg xam fi ngeen di génn xam fi ngeen di teg seen tànk xam ku ngeen di jëflanteel c'est très important doon na ci gën a baax tamit ngeen gàttal seen tànk ci jamono ji nga xam ne ci la ñu nekk waaye bu loolu weesoo nag loo gis lu ne lu ñaaw dañ koy faj lii sénégalais yi yéen a ko mën a fajal seen bopp yéen a mën a jël seen kaaraange ci ay organisation yu mat sëkk taxawaay bu mat sëkk ci seen biir gox yi ak gox-goxaat yi parce que nag toll nañ foo xam ne nit ñi war nañ jël seeni disposition ba képp koo xam ne yaa ngi jóg pour faagaagal doomu aadama yi buñ la téye ñu dóor la ba nga laaw képp koo xam ne rey nga nit ñu rey la gars yi faut pas Sénégal fokk ñu génn ci yëfu nafeq ku rey nit ñu rey la ñun waxuñu ko yàllaa ko wax te fekk nit ñi ñu ngi faat nit ñi ñu leen di jël di leen di denc ci prison yi at ñaari at ñetti at ñeenti at juróomi at ñu libéré leen lii lu fi dakk ku rey nit dañ la war a rey kenn waxu ko yàllaa ko wax mënu leen juste mënu leen am mënu leen juste ba gën a juste yàlla mënu leen am yërmande ba gën a am yërmande yàlla nag ci yërmandeem pour bañ ñuy faagaagal doomu aadama yi pour bañ ñuy lor doomu aadama di leen di rey moo tax mu ne ku rey nañ la rey buñ ko defee benn yoon ñaari yoon reyante gi dina dakk ci Sénégal faut pas que ñuy jouer affaire u naafeq nit ku ko rey dañ la war a rey su ko defee kenn dootul rey kenn parce que rey yëpp day ànd ak préméditation rey yi ñuy rey yëpp dañ koy waajal parce que souvent ñiy rey nit yëpp dañuy gànnaayoo seen paaka wala seeni jaase wala yeneen gànnaay yoo xamante ne pour lor nit ki la kon foofu maa ngi invité état sénégalais di invité tout le peuple sénégalais ñu jóg taxaw ci loolu te nag yéen ñi nekk ci gox-goxaat yi déjà présent ngeen di jël seeni disposition xam seen koñ yooyu seen quartier yooyu ñan ñoo fay dugg ak ñan ñoo fay génn ñan ñoo fa dëkk ak ñan ñoo fa dëkk bu jaree ngeen organiser wu am ñu ngeen di fay ay xale yu góor yu nekk ci koñ ba am na ñoo xam ne ñu ngi ci koñ ba liggéeyuñu na leen jaral ngeen recruter leen former leen ñuy garder koñ bi weer bu dee kër gu nekk am lu mu génnee ngir seen kaaraange loolu lu ma leen di digal la di leen ci ñaax parce que jar na ko
rawatina sax seen njaboot gu sew sewaan encore une fois balaa may daane ngeen bàyyee leen xel bu baax a baax a baax comme fi mu ne réew mi jaxasoo na ngeen bàyyee seen xel seen njaboot téye leen seen njaboot yi ci kër gi bu ñuy jàngi ngeen yóbbu leen bu ñu wàccee ngeen jëli leen téye leen seen njaboot yi ci kër gi te yéen jigéen ñi ngeen xoolaat bu baax fu ngeen di teg seen tànk ngeen moytu bu baax a baax te ngeen bàyyi di génn yéen kese nit léegi toll nañ foo xam ne képp kuy génn war nga am ku góor koo àndal donc foofu laay yem ci li nga xam ne moom mooy wàllu sécurité bi ak yi nga xam ne moom moo fi jot a xew donc Sénégal moom moo yóbbante beneen yoon wàllu politique bi nag ak wàllu parrainage yi man day loo xam ne parrainage bi musuma ko apprécier te wax naa ko fu nekk wax naa ko ci plateau télé yi wax naa ko ci réseaux sociaux yi wax naa ko ci même ci parti politique yoo xam ne bokk naa fa wala bokkoon naa fa parce que nag bu fekkee parrainage dañ ko jël pour éliminer ay leaders politiques pour éliminer ay coalition ba tax ñu def ci ay ndëgg sërëx yoo xamante ne pour nit mucc si dina jafe je pense que jaratu ko bu fekkee ne dañu foog ne lii nga xam ne moom mooy élection que ce soit muy élection législative élection locale élection présidentielle bu ñu foogee ne c'est pour les leaders politiques dañuy nax suñu bopp askan wi ñoom moom élection yooyu la masse ñoom moom élection yooyu parce que ñoom lay élection yooyu di permettre ñu mën a tànn kan moo leen di jiital kan moo leen di jiite kan lañ wóolu ci palais bi kan lañ wóolu assemblée nationale kan lañ wóolu ci mairie yi je pense que loolu ça doit être clair dans les têtes gars yi encore une fois nañu respecter askan wi tey jafe-jafe yii ñuy dund yëpp ñàkk respecter askan wi moom moo tax tey bu ñu xamoon ne askan wi ñoom ñooy voter ñoom ñooy porter combat bi ñoom ñooy tànn ku leen neex kon foog naa ne bu ñuy def parrainage yi ak niñ koy tëggee ak segg-segg yi ci am dinañ leen sóoraale bu fekkee ne ci ay njuumte yu ndaw a ndaw ci ay manque d'inattention bu fekkee ci loolu tey la ñu bëgg a jëlee sénégalais yu bari sacrifier leen ba du ñu mën a accomplir seen droit de vote ba du ñu mën a def seen yelleef ay dafay doy waar encore une fois comme ni ma man di mës di xeexee mbiru parrainage yi mais nag xeex bi du yomb parce que opposition bi ci boppam depuis Macky Sall lépp loo xam ne dañ ciy oo askan bi pour ñu jàppale leen si muy combat lu ñu war a xeex dañ ciy oo askan bi mais ci ginnaaw loolu seeni inde lalu ci loolu aussi foog yéen askan bi ngeen bàyyi ci xel ak ku ngeen mën a àndal ci politique bu fekkee ne dañ ñu woo ci combat ba ñu wuy si leen si mais ñoom ñuy dem ak ay calcul politique yoo xamante ne dalay leer ne combat boobu am na foo xam ne buñ fa yeggee ñu déposer ñu dem fekk ji li nga xamante ne moom lañ doon wax ne baaxul di ko contester di ko ŋañ depuis Macky Sall ci élection présidentielle yi ko fal loolu Macky Sall def na ko gaa yëpp ci xeex li nga xam ne moom mooy candidature Ablaye Wade ba ñëpp fekk si ko mu baleen place de l'indépendance dem battre ji campagne am mooy ki ko njëkk a def ñu ñëw ci élection yi nga xam ne mooy présidentielle 2019 yi fi jot a passé ñu gis ne l'opposition ñoom ñëpp réunis ñu taxaw ne parrainage yi d'accorduñ ci ñu ne parrainage yi d'accorduñ ci ba nit ñi fekk leen fa ñu ne leen fa ñukk dem di uti ay parrain biñ demee uti ji parrain ba ñëw ba am ñoo xam ne éliminé nañ leen reconnaître uñ seeni fiche seeni liste ñu génnaat dajalawaat ñoom l'opposition ne dañuy xeex loolu askan wi ñëwaat ñoom ñëpp fekk si waat leen ci loolu ñoom opposition bi ñu dem ba ci digg bi ñu bàyyi xeex ba dem ci ay élection ñu bàyyi xeex boobu dem ci ay élection te ñoom bi ñuy dem xam nañ ne élection yi pour ñoom ça a été truqué ba pare bi élection yi jeexee ñu génnaat bëgg a waxaat ak askan bi te mel na nit booy xeex dara wax dëgg yàlla da nga koy xeex ba mu jeex tàkk gis nga affaire parrainage yi fekk jëlewuñ ko fi wala charte yi nga xamante ne loi yi nga xam ne moo nekk ci biir parrainage surtout loi paritaire boobu mais mënul nekk et puis c'est pas normal parce que buñ duggee ci loi paritaire mais est-ce que
bu ñu respecté parité boobu ñuy wax est-ce que dinañ jël ñi nga xam ne ñoo gën a compétent est-ce que dinañ jël ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi gën a digne pour rassembler représenter ñu assemblée nationale bu fekkee 50 góor ñoo baax pour mën ñu taxawal assemblée nationale taxawaay bu dëgër nañ tànn 50 góor yooyu bu fekkee 50 jigéen ñoo baax pour représenter ñu nañ tànn 50 jigéen ñooñu moo tax seen loi paritaire bi du loi wu dara ki ko fi def nag mooy le président Wade xamuñ lan la ci jublu woon politique c'est des stratégies politiques fi mu toll nii nag ñu ngi ci ay jafe-jafe du parti yi wala coalition yi ñoo am jafe askan wi ñoo am jafe-jafe parce que askan wi actuellement ñu ngi ci position boo xam ne c'est très 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 inconfortable maanaam xamuñ ci lu ñu nekk parce que aussi foog ngeen xam ne affaire u vote pour ñi ko xam affaire u élection du affaire u caaxaan parce que day déterminer ci at yii di ñëw ñan ñooy doxal réew mi li nga xam ne askan wi ñoom ñoo ko moom li nga xam ne sénégalais yi ñoom ñoo ko moom te muy lu précieux te muy loo xamante ne lu am solo la ñu xool ci yan loxo lañ koy teg pour que sunu Sénégal bi mu mën a avancer mu mën a jëm ci kanam les représentants du peuple la voix du peuple du ay caaxaan ñi nga xam ne dañ leen war a jël pour ñuy waxal Sénégal yépp di défendre Sénégal yépp di wax jafe-jafe Sénégal yépp di ko teg ci table yi ñooñu du ay caaxaan tey nag bu fekkee lii nga xam ne am na ku ne xam na ne jafe-jafe am na ci listu Benno Bokk Yaakaar ku ne xam na ne jafe-jafe am na ci coalition Yewwi Askan Wi ak Wallu ak Taxaw mais tey ñooñu imaginer ñooñu tey duñu dem ci ay élection kon kan mooy dem élection ñooñu buñ demul élection kan mooy dem élection kay faut pas déconner affaire bi du affaire u coalition sangam wala coalition nangam affaire bi xam nga lan la mooy que la population sénégalaise ñu permettre leen le jour du 31 juillet 2022 ñu dem ñoom ñëpp ñu exprimer wu ñu tànn ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg ñu jiite leen ñu représenter leen ci penc ndaw réew je pense que loolu moo gën a am njëriñ parce que nag gis nga bataille bi foog mu loyal armes yi foog mu doon des armes conventionnelles gars yi nañu bàyyi sénégalais yi ñu tànn ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a tànn bu ñu tànnee ñooñ Macky Sall ñu xam ne ñooñ Macky Sall lañ tànn bu ñu tànnee ñooñ opposition ñu xam ne ñooñ opposition lañ tànn parce que dañu bëgg ci élection bu nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy représenter Sénégal ñu nekk majoritaire ñun loolu lañ soxla waaye bëgguñ mu tegu ci ak ay njuuj njaaj ak i pexe yéen a ngi dugg ci ay loi ci ay détails seen loi paritaire yooyu seen loi yi nga xam ne ñoo def ci parrainage nit a ko def te jamono wane na ne nit ki dafa juum nit jamono wane na ne lii du dëgg jamono wane na ne lii mënuñu yóbbu ci ay élection yu transparente ay élection yu paisible sénégalais nañ leen waxante dëgg man nag yàgg naa ko xeex musuma ci ànduma ci tey ànduma ci ëllëg opposition Sénégal nag ñoo xamul fu ñuy teg seen tànk dañ lay woo ci benn combat ba nga fekk leen ci mais bu échéance yi jegesee rek ñu teg fa xeex ba dem di xëccoo loo xamante ne leer na leen ne tous duñ ko ci am benn instant da ngay laaj mais opposition Sénégal bi lan lañ bëgg encore une fois ñu am njiit boo xam ne njiit bu dëgër bopp la parce que Macky Sall bu fekkee dafa bokk CEDEAO mu respecté CEDEAO ak yenn décision yi nga xam ne CEDEAO jël na ci mu taxaw ci rawatina ci mbiru Gambie bi rawatina ci yeneen dossier comme bu Mali bi tey bu fekkee ne mbiru parrainage yi waa CEDEAO dañ ko saytu ba ne baaxut vraiment par élégance rek waroon na respect ak ñi nga xam ne ñoom ay naataangoom waroon na xam ne lii baaxul ñu jël parrainage yi ñu xool leneen loo xam ne noonu la ñuy demee ci ay élections yu transparente et libre Sénégalais yi encore une fois Sénégal moomu yóbbante man askan wi lay waxal na ngeen am fulla ak fayda xam ne yéen a war a déterminer ban politique ngeen bëgg yéen a war a wax yan leader ngeen bëgg yéen a war a wane yan njiit ngeen bëgg mais bu leen nekk ay dof yoo xam ne dañ leen di nax
parce que aussi nit ñi mënul leen jiital topp seen ginnaaw ba pare ñu nga xam ne ñoom dañuy jiital ay calcul politique ay intérêt. yéen imaginer ngeen élection boo xam ne Benno Bokk Yaakaar du ci bokk. imaginer ngeen élection boo xam ne Yewwi Askan Wi du ci bokk coalition yooyu kon ana élection. tey yàlla wane na ne sénégalais li ma leen di wax toog leen ngeen waxtaan. sénégalais yi toog leen ngeen waxtaan. te ñi nekk ci réseaux sociaux yi di wax subaak ngoon ñii ci kaw Macky Sall ñii ci kaw Ousmane Sonko ñii ci kaw Khalifa Sall ñii ci kaw ak keneen ngeen la ngir yàlla dimbale leen nit ñi. vraiment message bi xam nga mooy lan ñu xam ne Sénégal féppay métti lépp jaxasoo na nañu toog ñu waxtaan nañu toog ñu discuter. élection yi bu fekkee da ngeen élection bu fi mën a am te ñii nga xam ne mooy le président de la république ak ñi mu àndal ak ñi nekk ci opposition bi ak partie civile tooguñ ñu waxtaan ñu xaatim ba juboo ñu xam ne lii yépp ñoom ñoo ci juboo Sénégal du mës a am élection bu paisible Sénégal du mës a am élection bu jaar yoon. mais ñàkk respecter sénégalais yi ñàkk bëgg jàmm sénégalais yi moo tax ñii nga xam ne ñoo nekk ci nguur gi ak ñi nekk ci opposition yi bëgguñ toog waxtaan. toog leen ngeen waxtaan ñu tënk loo xam ne mooy jàmmal sénégalais yi coow li bari na te li ma ci gën a naqari da nga leen di gis ñu toog ci télé yi di wax ku ci wax nga xeeb ko ku ci wax nga xeeb ko di rendre nit ñi compte ci ay détails yoo xam ne tey sénégalais yi dépassé nañ loolu. man les politiques da ngeen xamul ne yéen seeni jëf ak seeni comportement seen taxawaay dafa am ci sénégalais yi ñu bëri ñoo xam ne yéen fi ngeen di xalaatee ak ni ngeen di doxalee dépassé nañ loolu. je pense que tey àdduna wërngal këpp buñ déggee Sénégal ñu naan dañoo am ay problème ci wàllu parrainage jafe-jafe di wax naan dañu teg benn loi paritaire ñii respecté ko mais yéen bu fekkee benn fiche bu ñu leen jox ñu ne ngeen travailler ci en équipe ay borom xam-xam ay juriste ngeen teg ba ci indi yenn jumte moo leen wan ne amul sérieux ci li ngeen di def que muy opposition que muy pouvoir moo leen wan ne liggéey bi ngeen di def amul sérieux parce que liggéey bu amoon sérieux coalition bu toll ni Benno Bokk Yaakaar coalition bu toll ni Yewwi Askan Wi du ñu déposer seen liste ñu koy rejeter mais nag du mën a l'erreur est humaine comme ni ko ñenn ñi waxee mais bu loolu amee mais xanaa bu ngeen demee bay jéem a rejeter liste ak nekk ci ay xeexu liste mais xeex bi nekkul ci liste yi xeex bi ci urne yi la génn leen ngeen wax ak askan wi wane leen seen bopp le 31 juillet sénégalais yi ñoom dinañ tànn ñi leen neex ñu teewal leen ci penc ndaw réew mi mais ngeen bëgg a jël xeex bi bëgg ko def ci ay liste kii respecté wul lii kii respecté wul lii mais bu liste yëpp invalidé fan la élection di amee te li ma si jaaxal parti yi nga ñoo xam ne ñoo soog a judd parti yi ndaw yi ñi nga xam ne amuñ benn expérience ci politique ñoom seen liste jàll na amul benn problème amul benn souci léegi daal problème bi mooy ñaari coalition yi gën a mag ñoom ñoo am problème pour bokk ci élection yi yéen imagine nga Sénégalais yi bu leen nax seen bopp gis nga bu leen kenn emporté Sénégal élection bu Yewwi Askan Wi dul bokk amut élection bu Benno Bokk Yaakaar dul bokk amut élection yi Benno Bokk Yaakaar ñoo ko organisé munuñ cee bañ a bokk Yewwi Askan Wi mooy force politique bu ëpp doole ci Sénégal munu cee bañ a bokk li ñu bëgg mooy vraiment nañu bàyyi nit ñi ñu dem ci ay élection askan wi tànn ku leen neex loolu mooy dëgg sénégalais yi waxante leen dëgg te affaire parrainage yi ak seen affaire parité yi bu ngeen jógee ci lii ngeen xoolaat ko sénégalais yi dañu bëgg jàmm may leen sénégalais yi jàmm les politique lakkal ngeen sénégalais yi fitnaal ngeen sénégalais yi te li ngeen di wax gëmu leen ci dara seeni intérêt personnel rek a tax ay calcul politique rek a tax raar na ay politique ay homme politique yoo xam ne yu dëggu leen am na on peut pas mettre tous dans le même sac am na mais ñi ci ëpp 95% gëmuñu dara poste rek la ñu ndax nag assemblée nationale du fi guléet tey lii ngeen di xëccoo am na seen morom yi fi nekkoon di fi xëccoo gënoon leen neex làmmiñ fuuf gënoon leen baax posture fuuf
gën leen jàng ëpp leen xam-xam gënoon wane seen dévouement ak seen bëgg réew mi ak bëgg askan te bi ñu demee assemblée nationale wiiwu nguur gi rek lañ fi nekkee woon ak noowu opposition bi seen yoon newul ci askan bi ñenn ñi nelaw rek lañ fa nekkee woon sénégalais yi encore une fois am leen fulla ak fayda am leen fulla ak fayda man nag affaire parrainage yi musuma ci ànd waxoon naa ko 2019 dew ma ci ay élection gungewuma kenn ci ay élection yoo xam ne dafa am ñenn ci sénégalais yi bu jour élection yi jotee duñu mën a def seen wareef seen yelleef duñ ko mën a accomplir parce que dañ leen xañ ay parrainage dañoo génnee seen tur segg leen ci ay carte d'identité bi lii amu ci wala leneen amu ci wala leneen amu ci 2019 am na sénégalais yu bëri yoo xam ne voté wu te boo moytuwul élection yi di ñëw sénégalais yi ñuy voté duñu mot sax 30%. xoolaat leen bu baax te ngeen respecté choix sénégalais yi coalition yooyu wala parti politique yooyu ngeen di rejeter seeni dossier da ngeen xam ne ñooñu dafa am ay sénégalais ñoo xam ne si ñoom lañ porté seeni choix te foog ngeen respecté sénégalais yi bàyyi discrimination c'est pas parce que da nga bokk ci Yewwi Askan Wi wala da nga bokk ci comment dirais-je Benno Bokk Yaakaar mooy tax nga bokk ci élection yi am na yeneen parti yoo xam ne tey ñu ngi leen di rejeter seeni liste te dafa am mbooloo mu bëri di ay sénégalais am droit ci réew mi bokk ci réew mi ñoo xam ne ci ñooñu la ñu porter seen choix pour ñu représenter leen fi nga mu xam ne mooy ci penc ndaw réew mi encore une fois Sénégal moo ma yóbbante maa ngi yemale fii live bi gars yi partager leen ko maximum na ko sénégalais yi jot sénégalais yi yeewu leen képp ku leen di woo ci xeex na leen woo ci xeex boo xamante ne combat boo xamante ne da koy ànd ak yéen ba mu jeex tàkk waaye bu fekkee ne bu ay intérêt am yegsee mënu leen fa ñukk dem nekk ci leneen man daf may jaaxal affaire parrainage bi waruñ ci woon sax yegg si waruñ woon dem sax ci déposer ay liste ndax nag man ba ma gisee ñu ŋàññi fichier bi ŋàññi li nga xam ne moom mooy wàllu parrainage bi ba pare di génn di uti ay parrain defoon naa ci vidéo wax ci ne c'est contradictoire c'est vouloir quelque chose et son contraire kon la ma leen doon wax tey yegsi na waaye nag ci kan la dal ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon teg ndëgg sërëx yi ak ci nga xamante ne ñoom ñoo gisoon ndëgg sërëx yi waroon woon ginnaaw parrainage yi ba pare dem sóobu si kon bu kenn tànqal sénégalais yi na ngeen yeewu bu baax a baax fi mu nekk ni nekk xam nga lan moo fi des te fa la ñuy mujjee mooy waxtaan rek la ma leen waxoon ne leen daje leen autour d'une table ngeen toog ngeen waxtaan atta guerre yi gën a rëy ci àdduna bi ci dajaloo toog waxtaan lay mujjee kon c'est pas trop tard daje leen ngeen toog waxtaan édifier sénégalais yi te ñu dund ci jàmm bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sénégal moo ma yóbbante